tàmm ngeen seen présence fii ci suñu plateau yi Pa Ousmane Pa Assane Pa Assane dañuy tàmbale ak yow imam balaa ñuy ñëw ñu rebondir ci li nga xam ne moo xew jamono ji ñuy wax ak yéen muy liste bu Dakar bi nga xam ne Barthélémy Dias moo ko jiite gis ngeen sànq jàppante yi nga xam ne moo amoon fële ca buntu direction des élections balaa rek ñuy tàmbale plateau bi Pa Assane li xew jamono ji mel na ni ça n'augure rien de bon ban lecture nga ciy def est-ce que xel mën na nangu rejet di am ci liste Dakar bu Yewwi Askan Wi. Alors man je vais commencer ci lu simple parce que waxtaan fa muy neexee dégg ba baax man damay laaj sénégalais yi ñoo seetaan ñëpp ñi ñu seetaan di ñu déglu est-ce que seen xel ñoom nangu na le 23 janvier 2022 Barthélémy Dias gagné nekk maire de Dakar rawee Benno Bokk Yaakaar plus de 90 000 voix est-ce que seen xel ñoom nangu na ñu ñëw 5 mois après ñëpp gis situation dëkk bi ak tension bi ak maanaam en décor bi sax dafa soof lépp nekk la naqari ñu ne la non celui qui vient d'être élu maire de Dakar qui est à la tête de la liste départementale ici non moom liste baaxul soit da nga naan matalewu ko wala nga ne non liste ba ña ca nekk dañoo nekk ay doublon wala nga ne non baaxul parce que et cetera loolu benn la donc xel mënu ko dégg beneen bi et c'est la même chose que je me pose comme question ci listu wàllu bi ñu ne dañ koy rejeter sachant que ñooñu am nañu au moins 400 000 sénégalais yu leen votel. Tout à fait. Après ma ne mais on va où? Est-ce que quelqu'un peut comprendre dans ce pays qu'on puisse me dire le Parti démocratique sénégalais du bokk ci législative yi soi-disant en tout cas seen liste ñoom bi ñu amee parce que quelqu'un peut-il me l'expliquer? Mënu nekk. ñu ne ma non xam nga système de parrainage. Le premier foutage de gueule baal leen ma terme bi le premier foutage de gueule que ce régime-là est en train de nous poser xam nga mooy ban mooy ce parrainage-là du woon yoon en 2019 du woon yoon en 2022 CEDEAO confirmé mais bien sûr baaxul oui mais lu CEDEAO décidé lu baax ci askan wi Macky Sall ak ñi mu àndal dañu koy bañ ñoom dañuy def li ñu bëgg a def bu CEDEAO décidé nag loo xam ne ñoom a méngoo na ak ñoom la ñu bëgg a def ñu ne ok CEDEAO moo tax ñu def man dama am sax kersa ak gàcce su ma wax ci président Macky Sall ak ñi mu àndal ak defin bi. defin dafa am solo. Moi j'ai toujours en souvenance te léeg-léeg damay toog yàlla moo ma seede ma ne par le principe sacro-saint loolu tam bu amaatoon ni ñu ko défendre woon noonu lañ koy défendre waat maanaam président Macky Sall en 2009 ba ko gaañi jagate yóbbu. commissariat central ñun ni ñu méttee woon ñu wax si bind si am ci lu nu metti mais la même chose bu ñu ko defaatoon tey ci injustice ñu defaat la même chose parce que principe bi la mais aujourd'hui moi quand je regarde ce qui se passe damay gis benn nit bu respecté wul ñi mu seqal. xam nga nit dina nekk adversaire mu naw loola. mais man je le dis en toute assumation. Le président Macky Sall ne respecte pas les Sénégalais. te mënul wax ba ma gëm ko parce que jëfin bi dafa ñaaw jëfin bi dafa salté te finalement on se rend compte que ñu ngi ñuy yóbbu imaam wax na ko junj na ko ñu ngi ñuy yóbbu fu baaxul. te damay ñaan sama borom yàlla na yàlla roof baax président Macky Sall ci yëg-yëg yàllaay def lu ko neex. ci yëg-yëg ba mu am limite gis nga nit ku amul limite. ku amul limite nag daañu la limité. képp ka nga xam ne ngay dox ne non la ma neex u def ndax am naa doole barke bàyyi laay alayhi xalifa Ababacar ak Alaaji Fall ak maam Baye ak sunu kilifa yi fi ne yàlla dal naan ciix teg la wax ji jeex te nag Sénégal nag ñun bu ñu jaaxlee dañoo tàll suñu loxo suñu borom loolu nu am du ñu gàddu yat du ñu gàddu fital du ñu taal suñu dëkk du ñu ànd ak seytaan bu kaa lakk dañuy jël ñay per jël ñay loxo lal seen ay sajaada jàpp ba set tàllal wax suñu borom ne ko yàlla ñun dañ la ñaanoon changement pour bëgg lu baax kii nga nu indil mu ngi ñuy teg la naqari la soof la bon
te dafa mel ni sax moom gëmu la ci jëfin kon yàlla nga ñu teggil nattu bi ba kii nga jële ko fi ci jàmm ak salaam parce que quand quelqu'un empêtre l'environnement d'une nation entière quand quelqu'un dézingue les rouages sociaux ak les valeurs quand quelqu'un mène cette tendance à soi-disant un je m'en foutisme incroyable qui ne s'explique pas mais que mel noonu yàlla na ko yàlla arrêté voilà foofu la maa yeman jërëjëf imam même lecture bi nga am est-ce que Pa Assane posé na interrogé wu na ci lan moo war a tax ñu war a mën a invalider liste bu Yewwi liste départementale bi est-ce que jàpp nga ne jamono ji ñaan la ñuy def wala boog est-ce que combat bi ça doit se faire sur le terrain. ah oui non ñaan moom bu ko fi kenn wax. parce que ñaan mosut a régler benn problème mon frère. même yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi dàqoon a ñaan. buñ ko tegee loo xam ne teguwul. yàlla dana ko na nga taxaw. maanaam li àdduna li fi taxaw yëpp taxawaay moo koy régler. li Cheikh Anta Diop daan wax taxaw tem. réew mi ab république la. réew mi lu jiitu muy nekk ab république am réew la woon te loolu moo mag Macky Sall moo mag Ablaye Wade moo mag Abdou Diouf mag Senghor réew mi depuis 1603 fekk na Sénégal am ay université wallahi l'université wallahi a été créée par Khali Amar Fall depuis 1603 wallahi dafa baax xam nga dafa benn waxkat bu mag bu ñuy wax Alain Focar da wax ni nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire c'est un monde sans âme wallahi lazim parce que bu ñu xamul démb réew mi mënuñu wax ci tey réew mi dafa traversé ay moments yu jafe waaye yàlla dimbali ñu mus a am ay kilifa ak ay nit ñu diiñ ba tee réew mi ba duggul ci kaw gis nga réew mi ay révolution moo fi am la révolution torodo fii la xewee ci en 1776 université bi gënoon a rëy ci Afrique soowu jant fii la nekkoon fii ci Pire waaw université boobu moo génne suñ mag ñëpp kon réew mi lu jiitu muy nekk ab république sax dafa nekkoon am réew la théocratie de Fouta tubaab yi fi lañ ko fekk ñun tubaab yi amuñu dara luñ ñuy jàng lu ñu liberté jàng lu ñu civilisation lépp fi lañ ko fekk kon Sénégal réew mu mag la ci àdduna bi léegi nag bu yàlla dogalee ba réew mi dox ba dugg ci say loxo te bi mu ciy dugg réew mi ñoo yëkkati réew mi jox la ko Macky Sall bi muy jël réew mi coup d'état wul forcé wul Sénégalais yi ñoo amoon ci moom yaakaar yëkkati réew mi jox ko ñu jox ko ci ban façon ci ay règles du jeu. balaa ñu ko jot ñu xeexal ko. pendant 3 ans. yaa ngi dégg. dafa am loo xam ni li Hegel di wax la paix c'est pas un mot. c'est une mode de vie. ku naan jàmm day fekk ngay dox ci jàmm di wax ci jàmm mais lii ñu gis nii mu commencé di am. démb ak tey du jur jàmm. ndax lan du jur jàmm mon frère. parce que réew mi duñ nangu li am ni liñ bëgg a def ni lii amul benn république bu sérieux bu mu am. mënoo ni yow da ngay dem ci ay élections parti bu mel ni PDS nga xam ne dafa yor nguur pendant 12 ans fu nekk mu am fa ay piliers ci réew mi yaa ngi dégg. jóge ci ay élections ay sénégalais doyloo leen woteel leen nga ni ñooñu mënuñoo am parrain loolu jarul jàng pour xam ni ay caaxaan la. am nañu lu ëpp ñeenti téeméeri junni voix. loolu jarul nekk universitaire wala journaliste day laaj rek nga nekk nit pour xam ne ay caaxaan la. xam logique bi. logique parce que dafa am loo xam ni jarul nekk imam wala journaliste wala dara laaj na rek nga nekk nit pour xam ni lii jaaduwul. yaa ngi dégg kon man dama leen di woo ñu ñëwaat ñu am retenue parce que Sénégal ñun bëgguñu réew mi dem ci kaw. amul kenn ku bëgg réew mi dem ci kaw. waaye képp ku yaakaar ni sama yoon nekku ci mooy tax nga génn ci. sa yoon dina ci nekk. parce que nit da ngay wax fa nga war a waxe te wolof nee na lii raam ci ñag bi la jëm. gis nga li fi jaar mois de mars ñun ñëpp fi la ñu fekk loolu amul kenn ku mu neex. parce que loolu xajul ci réew mi ñun ñoo ko bokk. bu dee police ak gendarmerie ñi ko yor suñuy frère ñoo fa nekk suñuy cousin ñoo fa nekk kon am na loo xam ne waruñu nangu muy am ci réew mi te li ma gis nii muy
muy raam nii buñ ci waxul kilifa diine jël seen ay responsabilité nga wax ko fi nga ko war a waxee c'est important parce que ñun boo gisee ku mel ni El Hadj Abdou Dabakh marqué ñu da daan wax fi mu war a waxee wallaahi mais bul def le médecin après la mort parce que lii am ni même bu ko opposition bi nangoo peuple sénégalais duñ ko nangu du affaire ay PDS lañ folklore lañ ni bokkuñu parce que liñ bëgg a def nii buñ ko defee mooy genn wàll ci réew mi élection du fa am parce que ku ne xam na ni élection yi ni muy demee mooy am na 19 communes yoo xam ne tey ci réew mi maanaam PDS moo fay dem yóbbaale Yewwi bu fekkee ni dañoo rejeter liste PDS mooy benn bokk yaakaar rek moo fay dem loolu tuddatul élection loolu tegutul ci ay règles du jeu yaa ngi dégg nañ xoolal li ma la wax parce que bu dee 19 maanaam bu dee dañoo rejeter liste PDS bi ñëwaguma ci liste Dakar mais nañ ñëw ci liste pas du liste PDS mais liste Yewwi Askan Wi la ak Wallu parce que foofu ñoom ñaar ñoo fa ànd c'est important kon Sénégalais yi buñ jàpp ni waa PDS la ñu rejeté mais nañ jàpp ni opposition bi la ñu rejeté c'est ça parce que ñoom ñoo coalisé ci départementaux yi ànd fa yaa ngi dégg léegi nag élection ci Sénégal ñu ni lan 46 départements la ñu ni am na 19 départements yoo xam ni maanaam Benno Bokk Yaakaar rek moo fay présenté wu est-ce que loolu logique na d'accord kon dafa am foo xam ni dafa am loo xam ni waruñu fa àgg parce que réew mi ñun ñoo ko bokk ñun ñi di wax ñun ku ñu gën a bëgg réew mi yeewoowu fi ku ñu gën a bëgg stabilité yeewoowu ci réew mi mais wolof nee na du ma topp diw boo ko déggee fa ngeen jëm moo soriwul d'accord loolu ki ko wax mu ngi fii ci réew mi kon bala ñuy ñëw ci Dakar il faut Sénégalais yi xam ni tey li régime bi commencé di def rawatina Benno Bokk Yaakaar mooy bëgguñu élection am dañu bëgg a saboter élection yi parce que xam nañ ni perte nañ élection yi ñoom parce que li leen tiital dëgg mooy wàllu giñ dégg ni ak Yewwi ànd nañ ci département dinañ si ñëwaat imam léegi nag nit Serigne Babacar Sy danaa wax naan gor du ñàkk ba ñànki waaw maanaam damay bëgg a ñàkk waru tax nga bëgg a ñàkk bay saalit waaw bul saalit parce que dara du xew ci réew mi même Macky Sall tey buñ ko gañe woon ay élection xala dara du xew dara du yëngu ñun duñ nangu li may wax man kenn moomu ma man Yewwi moomu ma Macky Sall moomu ma réew mi moom d'accord c'est important parce que bu dee dañ koo gëmloo ni tey gars yi bu ñu Yewwi Askan Wi bu ñu jëlee réew mi moom day nekk ci jafe-jafe ak njabootam loolu ku ko bëggoon a def ñun duñ ko nangu parce que ñun réew mi duñ nangu fayonto boobu li ñuy xoolal li ñuy xeexal yéen reddition des comptes dafa am bu ñu la dénkee dara reddition des comptes am na boo koy delloo di nga wax noo ko kenn bañul reddition des comptes mais dafa ñun ay nitu diine lañ ñun suñu responsabilité xam nga mooy lan nan lañ fexe ba réew mi du tàkk ñun suñu responsabilité mooy lan mooy nan la ñuy fexe ba règle du jeu yi ñu respecté ko mais jaarale ko ci yoon moom moo tax ñuy sonn waaye tamit ñu yor réew mi il faut ñu rassurer leen ni amuñu ay ennemis ci réew mi ñoo xam dañoo pare pour rendi leen parce que buñ ko deful dinañ yóbbu réew mi ci kaw te boobaa yow mi nga xam da nga bëgg a jël réew mi sax boo ñëwee doo ko doxal parce que doo fa fekk ab république d'accord man lii fii lay waxee d'accord dinañ